nuyu na leen ci Sunugal 24.net ñu am kontante jàkkaarloo waat ak yéen comme ni ñu koy defee saa su nekk tey nag ñu am mbégte dalal kenn koo xam ne si ni kenn dootu ko présenté fii ci Sénégal rawatina dans les milieux du showbiz ñu koy wax Tange maa ngi lay nuyu bu baax a baax. waaw oustaz maa ngi lay nuyu di nuyu tous les téléspectateurs et les internautes de Sunugal 24 di naan dal naa ak jàmm am mbégte ak kontaan jàkkaarloo ak yow maa ngi lay toog nag di naan oustaz. waaw ci la man dama foogoon ne Taliban laa jàkkaarloo sax ci la bëggoon a ñëw du ma oustaz kooku mooy Tange ñu am mbégte loolu tey jàkkaarloo ak yow fas yéene waxtaan ak tolluwaayu jamono fii ak Covid 19 bi ñu bëgg a xam Tange nga ñëw ci analyse bi nga mën a def ci impact bi nga xamante ni artistes yi def nañ ko ci sensibilisation jëmale ko ci Covid 19 fii ci Sénégal ban analyse nga ciy def. waaw tout d'abord muy loo xamante ni mën nañ ko jàppee mbirum suñu borom. ko loolu di Covid 19 jur virus boobu di coronavirus. yaakaar naa ni tey pandémie la boo xamante ni du ci Sénégal dong la wàcc àdduna wërgal këpp la wàcc. su demee tey ba les pays les plus puissants au monde ñëpp tëj seen frontière. économie yëpp bloqué wu kenn mënu ci dara. yaakaar naa ne xel yëpp dañuy delluwaat ci yàlla suñu borom. ndaxte moo mën mooy dogal mooy indi. te moo ñu ko wàcceel bi mu ñu ko wàcceelee timit yaakaar naa ni boobu ba tey ñi ngi ci. conseil bi ma ciy njëkk a joxe waat rek mooy conseil de sensibilisation boo xamante ni tey ñëpp a ngi koy joxe muy ñoo xamante ni seen xam-xam dafa màcc jëm ci wàllu santé. parce que ñoom rek ñoo am pour wax ñi nii ngay moytoo wala nii ngay def. te Olof Njaay dafa ne fagaru moo gën faju donc nañu respecter mesure de prévention yoo xamante ni suñu ministre de la santé ñu ngi koy joxe. ngir pandémie bi jóge fii ndaxte ba muy am na ñoo xamante ni gëmoon nañ ko am na ñoo xamante ni gëmuñu ko yaakaar naa ni fii ñu toll dootul lu ñuy laam-laame wala lu ñuy werante ndaxte su demee ba àdduna yëpp tëj seen ay frontières économie bi tëj ba démb soo dégloo sortie bi président France def Emmanuel Macron dafa prolonger confinement bi ba le 11 mai ba pare ñi jël ci ay ndogal pour xool ñoo xamante ni comme Afrique maanaam ay pays sous-développé moo fi nekk seen koom-koom ñu baal leen seen bor yu ñu yoroon ba pare am ñoom dañ leen di dimbali. donc analyse bi ma ciy def rek maanaam mooy loo xamante ni kenn xamul lan la. kenn xamul lu ko indi xëy na bu ci nekk mës na fi ñëw. peste am na fi choléra am na fi Ebola am na fi mais lu mel ni coronavirus yaakaar naa ne ñu ngi koy soog a gis. suñu àdduna donc nañu delluwaat xel yi ci yàlla. loolu laay njëkk a wax nañu delluwaat xel yi ci yàlla xam ne moom rek ay dogal. ndaxte dañ fi daan toog di naan tubaab leen rek ko jaaxal muy defar ruu. waaye yàlla won na leen ni ko ba ngeen di wax loolu da ngeen ma fàtte. ndaxte tey vaccin bi faj coronavirus amul kenn koo xamante ni ci àdduna mën na ko génne. maanaam dañuy tâtonner rek. di laam-laame di xool dem nañu ba delluwaat sax ci chloroquine maanaam muy nivaquine boo xamante ni amoon na fi ay jamono arrêté woon nañ ko naan day rey day def lépp dem tey docteur Raoul doon benn chercheur boo xamante ni France la nekk juddoo fii ci Sénégal génnee ko ñu bëri nag ñi ngi koy wax nit nag dama jàpp ni lépp loo maîtriser wul rek bul ci wax déglul digle yeeg tere yi donc ci loolu la ñu toll donc tey ci côté showbiz bi moom nga ma laaj tey su ñu nee showbiz maanaam mooy le show business maanaam lu mu ëmb dafa bëri maanaam wàllu culture mi ngi ci wàllu musique mi ngi ci wàllu affaire mi ngi ci yaakaar naa ne ñëpp la tënk fi ñu toll nii tey su ñu demee ba suñu réew toog di def ay téléthon di laajte doomu aadama bu nekk na génnee ci gafam pour ñu xool naka la ñuy xeexee li nga xam ne affaire bu sérieux la tey ci côté culture lay gën a mën a wax ndaxte ku ma xam-xam na ni man maay directeur exécutif de l'OMART muy l'Observatoire de la musique et des arts du Sénégal ba noppi teg ci may président directeur d'une société qui s'appelle TGK Communication di yëngatu ci wàllu communication ba pare doon administrateur u site boobu ñuy naan vippeople.net ak vipinfo.net di yëngatu ci wàllu marketing ak relation publique tey gis nañu bu feebar bi amee ci Sénégal lay wax parce que Sénégal laa nekk Sénégal moo ma ñor ku ci nekk yaa ngi jóg ak sa façon di sensibiliser c'est bien beau de sensibiliser ñëpp d'accord ñu sensibiliser parce que ay porteurs de voix lañu ni man mii ni ma tekkee porteur de voix tey taxaw di wax fii mais lépp nañ ko teg ci fulla teg ko ci fayda teg ko ci dëgg parce que artiste bu ci nekk ci li nga yaakaaroon mooy sa baat ci li nga yaakaaroon mooy ci say prestation gis nañu feebar bi bu mu ñëwee artistes yu bëri annulé nañu seen ay projet donte ay millions lañ ci defoon ndaxte man mii di wax ak yow amoon nañu projet culturel bi ñu waroon def New York le 29 mars bii génn dañ ko annulé amoon nañu projet culturel bi ñu waroon def ak Titi le 4 avril foofu ca Paris dañ ko annulé amoon nañu projet culturel bi ñu waroon defaat encore fii ci Dakar le 11
avril ak les corridors. dañ ko annulé amoon nañ fi projet culturel bi ñu waroon def ak Baaba Maal le 18 avril à Paris dañ ko annulé donc xoolal ci préparation bi li ñu toll woon lañ doon def ci communication lañ ci dugaloon yépp ñi jël ko teg ko ci suuf. déjà loolu pertement la. donc lu métti la. loo xamante ni kenn xamul lu muy nuru. tey ñi ma ciy yërëm mooy ñoo xamante ni xëy na seen yaakaar yëpp ñu ngi ko wékkoon ci way bi surtout musiciens yoo xamante ni seen yaakaar yëpp amuñu woon beneen métier bu dul dem jouer ji prestation ñu fay leen. tey ñooñu ñu war leen toog la seen kër ci diiru weer. nga xam ne dund nu mu méttee benn fan rek waxatuma la ak weer donc lu métti la. donc doon na benn impact boo xamante ni touché na ñëpp. touché na acteurs culturels yëpp. donc dara doxul dara demul. mais dara dañuy jàpp ni que yàlla moo ñu ko tegoon dañuy ñaanaat yàlla teggil ñu ko ci anam yi gën a gaaw. te loolu yëpp nag ñu delloowaat xel yi ci yàlla delloowaat xol yi ci yàlla. delloo xel yi ci yàlla delloo xol yi ci yàlla effectivement ndaxte mën nga teg sa xel ci yàlla te defoo yàlla ci sa xol jëriñul dara te yàlla suñu borom moo ñu tiim moo ñu sàkk moo ñu indi lépp lu ñu def mu sotti daf ko neex su ko neexoon du egg kon je crois que signe d'avertissement la boo xamante ni suñu borom yónnee nañu ko ci atum 2020 bi parce que soo xoolee at yi ñu génn ñaar ba jëm ñetti at musiba yi bare woon na fi trop ñaawteef yi bare woon na fi trop kenn xàmmeetul kan mooy jullit ak kan moo dul jullit kenn xàmmeetul kan mooy doomu aadama ak kan mooy rabu àll dem na ba yenn jëf yi sax soo ko gisee da ngay naan kii def lii est-ce que mi ngi xalaat te nee nañu lenn moo ñu différencier ak rabu àll yi maanaam mooy xel bi ñu yàlla jox ñu waruñ ko jëfandikoo di ko xalaat xëy na donc yàlla moo ñu jox avertissement bi nag muy coronavirus suñu ñaanee yàlla bu mu jóge fi yaakaar naa ni avertissement bi war nañu servir de leçon ba ñu xam fu ñuy tegaat suñu tànk woyu sensibilisation yi nag bëri na trop mais jàpp naa ni que fi ñu toll comme dañuy tere ay rassemblement di tere lépp ku ci nekk aussi yaa xam sa objectif bi nga ci duggee ku ci nekk yaa xam ban objectif am na ñoo xamante ni objectif bi ñu ci duggee amaana c'est juste pour sensibiliser c'est des patriotes c'est des porteurs de voix dañu bëgg ñu dégg leen am na ñoo xamante ni aussi bon dañ ci dugg juste ñu ne bon pandémie la tey su ma ci waxee nit ñi danañ ma xam def ci genre buzz ñooñu tamit nañu dellawaat seen xel ci yàlla am na ñoo xamante ni aussi ñu ngi ciy profité di def naka su dul noonu donc loolu yëpp pour man signe d'avertissement la boo xamante ni yàlla moo ñu ko wàcceel dañu ko war a jàngaat xamaat ni que yàlla moo ñu ko teg te mën nañu teg lu raw lii donc fii la ñu war a toog jàngeewaat xoolaat suñuy xool tàppe ko répentir. alors ñu ñëw ci musique la ñuy des ba léegi ak artistes yi est-ce que jàpp nga ni la musique elle est la bonne voie pour sensibiliser li nga xam ne ci jëm ci wàllu corona bi. bon xam nga fi ñu toll maanaam soo tolloo ci benn jamono boo xamante ni mën naa ne ñëpp tiit jamonoy tiitaange la pour nit ku nekk moom dafay foog ni lépp lu mu def rek c'est la bonne voie. donc tey man Tange mënuma taxaw fii di naan nii mooy bonne voie wala lee du bonne voie parce que yàlla mayuma xam-xam boobu donc nit ku ci nekk rek moom mooy xool ni mu ko mënee waxuma artistes yi mais ñun tey journalistes yi waroon nañ def sensibilisation pas ci way mën nañu jóg def vidéo ku nekk expliquer naan que lii ngay def parce que nit ku nekk am na ku lay déglu nit ku nekk am na ku lay wax tey soo xoolee ñun journalistes yi ñu ngi def sensibilisation de notre côté maanaam lépp loo xamante ni ministre de la santé mi ngi koy def tous les jours ñu ngi koy jël di ko jox population bi ñu ngi topp actualité yi lépp loo xamante ni concerne le coronavirus ñu koy diffuser di ko joxe partout à travers le monde donc ñun parti boobu mooy suñu sensibilisation gis nañu suñu président de la république aussi wane ko moom en personne taxaw di raxas ay loxoom donc artistes yi aussi su dee seen baat la ñu am ñu gis ni que moyen bii moo baax pour sensibilisation aussi duñ leen ko bañal dañ leen koy nangul mais l'importance na sensibilisation boobu jur dara mu bañ nekk affaire u faux bañ nekk affaire u kaf parce que parfois soo demee ci TikTok yi wala nga dem ci Snap yi da ngay gis loo xamante ni gars yi dañ koy def genre comédie alors que lu sérieux waruñu ko def comédie parce que tey am na ñoo xamante ni lépp lu ñu gis mu doon comédie rek dañu naan lii du dëgg donc sensibilisation dafa war a doon loo xamante ni lu sérieux la loo xamante ni da nga koy wane donc nañu moytu comédie bi moytu challenge yi ñu koy def ci statut yi moytu challenge yi ñu koy def ci TikTok di ko reetaanloo nit ñi dëgg la tout le monde est stressé mën nañu reetaanloo nit ñi mais nañu reetaanloo nit ñi ci beneen fànn bañ jëfandikoo coronavirus bi ngir di reetaanloo nit ñi parce que su yàggee nit ñi danañu fàttee ni que lii am na ba ñu fàttee mesure de prévention yu ñu digal ñu des ci milieu showbiz bi ba léegi dañu gis suñu pays yi comme les pays africains ay mineurs yoo xam ne dañu nekk dans le showbiz mais souvent dañu nekk ay victimes récemment am nañ ci ici au Sénégal avec l'affaire Dieyna donc est-ce que jàppaloo ni ñoom toujours ñoom ñooy nekk ñi nga xam ne si ñoom ñooy proies yi dañu lay toujours dañuy am loo xam ne si ni déception lay nekk ci milieu du showbiz est-ce que loolu aussi tamit ban jàngat nga ci am. waaw xam nga tey soo nee fii ci pays africains yi dañuy gis mineur ci showbiz.
déjà bi nga nee mineur rek warul nekk ci showbiz. donc mineur warul nekk ci showbiz mais Sénégal fii dañuy gis mineur. waaw xam nga tey soo nee mineur maanaam mooy atteindre go âge de la majorité. 18 ans la majorité muy 18 ans. 18 ans sax mën nga ko am. nga egg âge de la majorité te taxul nga majeur. La maturité c'est dans la conscience. La maturité c'est dans l'éducation. La maturité c'est dans l'esprit. La maturité c'est dans le cœur. tey di nga gis nit ku am 40 ans te mature. kooku nga gis mineur bu am 16 ans. gën ko mature loolu ci xol la ak ci xel ak ci doomu aadama benn côté damay joxañ baaraamu tuuma comme ni ma koy wax te du ma ci tàyyi y a certains parents du ma ne ñëpp am na parents yu topp seen éducation doom ba nga xamante ni doo dégg seen doom ci naka su dul noonu amaana tey ñi nga ciy dégg benn minorité la mais xëy na nag Sénégal lu bon su amee ñëpp ciy jot lu baax day nëbbu bañ nañ ko ba suñuy texte yu ñuy bind suñu presse suñuy site tey soo bindoon texte boo xamante ni day jëriñ mën nga ko def 24 heures ñëw fekk ci 100 vues nga jël texte boo xamante ni lu bon moo ci nekk en moins de 5 minutes nga gis ci 1000 vues donc ce que je dis souvent même tubaab yi ñuy toppandoo les anglais su ñuy teg ci télé bi loo xamante ni tey mineur waru ko xool dañ la koy ciy bindal carrément moins de 18 ans ça contient des caractères influenceurs ou bien sexuels ou bien qui divertit dañ la koy wanal ñu wan leen que lii xale sañu ko xool te suñu Sénégal bii laa wax da ngay toog sa kër di seetaan télé ak sa doom boom 10 ans ñi bindal la loolu mu toog di ko seetaanandoo ak yow te doo ci wax yow te doo ci wax dara donc je dis que la faute c'est aux parents souvent parents yi dañuy bëgg li neex seen doom ba bañ leen jox benn éducation beneen côté bi aussi pauvreté bi moo ko indi aujourd'hui on a beaucoup de parents yoo xamante ni c'est des parents immatures xam nga quelqu'un qui n'est pas mature quelqu'un qui n'est pas éduqué yàlla dogal sa erreur nga def erreur am doom wala ñi jël may teel la mayee defuñ ci yow xam-xam bi ñu waroon def kooku mënul éduquer doomam ndaxte moom ci boppam amoogul éducation de base pour mën a éduquer doom donc loolu mooy fléau bi loolu lañ fi gis tey le cas de Dieyna c'est quelque chose que nous déplorons parce que elle est passée par une compétition bi ñu tuddee seen petit gars xëy na loolu rêve am la passion la d'accord xale kenn du ko interdire passion mais bi mu ci paree ay parents dañ ko waroon jëlaat encadré ko téyewaat ko mais tey un jeune boo xamante ni maa ngi dégg bi mu amee 15 ans la ñëw Dakar war a continuer ay jàngam yor appartement moom ak frère am mais tey nit su la jëlalee appartement même su fa yóbbee sa frère mais ki lay jox ndékki di la jox añ ak reer moo lay wax fi ngay xool donc franchement parler éducation de femme may ñaawlu tamit discussion bi nu mu amee parce que ak nu mu mënte demee rek Dieyna jigéen la su amee 15 ans tey suba day am 30 ans day am 40 ans day am 45 ans waroon nañu ñu ko wër man du ma nee Dieyna mais ñi ko wër ay kilifam ay mbokkam waroon nañu suuraale loolu xam ne ni que tey jii histoire bi day des ci réseaux sociaux yi histoire bi day des ci internet bi doom jooju day màgg day jàngi école day am ay xarit su boobaa day fekk ñun ñii bay wéy na mbuus nekkatuñu fi nañu xool suñu tàppee benn tur ci yaayam li muy génnee ak xale boobu bi li mu ko nar a jural suba conséquences yooyu waroon nañ ko sóoraale donc c'est quelque chose que je déplore di insister waat di lancer waat appel aux parents que milieu du showbiz mineur waru ci dugg wala su ciy dugg aussi ñu encadrer ko dama lay jox benn anecdote en 2012 ñun ñoo géré woon communication Miss Sénégal ak Moïse Ambroise Gomis Penda Ly si la génn nekk Miss Sénégal en ce moment elle avait presque je crois 21 ans ou 22 ans mais ba mu nekkee Miss ba pare ñu war ko encadrer topp ko yaayam ak papam dañu accompagner encadrement boobu ba bépp sortie bu ñu am bépp rendez-vous bu ñu am papam dafa doon ànd ak ñun ñëw fekk si toog fekkee lépp ba pare delluwaat dénkaat ñu ko te mu doon tey loo xamante ni Penda Ly nekk na Miss Sénégal ba génn ci ba am jëkkër bay sëy mais mosoo ko dégg ci benn frasque mosoo dugg ci benn boîte de nuit ba fekk ci parce que elle était très bien encadrée tey nag da ngay gis nit nga bëgg ko encadrer mu bokk ak nit koñ mu foog ni star la buzz bëgg ko yóbbu mu dem toppi leneen alors que ñun on cherche que leur bien donc nañu suivre cas yu mel noonu bi fi Penda Ly jógee ginnaaw loolu Miss Sénégal yi nga fi dégg yëpp da nga ci dégg coow yëpp dégg nga ci coow lu tax parce que amul encadrement parce que fi ñu jógee la parce que nit ñi ñi ngi topp seen kaw di leen jey li ci lan sekk waxoon rek dinañu jey ginaar ba mu xëy jóg dem di mbëkkee te looloo fi dal ñu bëre ba pare ñu bëgg la vie facile les enfants aujourd'hui veulent la vie facile vie facile maanaam mooy lan yeewu naa seetaan naa télé gis naa benn film mais film scénario la dañuy toog réunir discuter ñu ne que lii ngay wane nga joué ko nga bëgg a mel ni kooku alors que liggéeyoo
tëdd di nelaw bëgg am génn buzz nga bëgg ñu bëgg ci lay am dégg fépp téléphone bu dem na rafet ci ba nga ñoo am ci xamante ni sax dañuy jéem a génnee seen awra pour nit ñi découvrir leen ñuy wax ci ñoom je crois que ça c'est un mal nécessaire aujourd'hui dañu toll ci Sénégal boo xamante ni on a besoin d'une jeunesse saine et consciente parce que l'avenir d'un pays se repose sur une jeunesse donc jeunesse boobu ñoo war a conscientiser waat seen bopp donte am na jeunesse bu conscient bi fi nekk am na jeunesse bu saine bu fi nekk mais bu conscient wul bi inconscient bi moo ëpp lu muy lëmbee réseaux sociaux yi dem na ba nga xamante ni tey réseaux sociaux mën nga ci jàng lu nekk WhatsApp bi mën na la jëriñ loo positif lu bëre YouTube bi mën nga ci jàng lu nekk mën nga ci jàng éducation mën nga ci jàng ni ngay toggee mu lépp loo bëgg a xam ci àdduna mën nga ko ci jàng même tey su dee da nga bëgg a nekk un monteur vidéo jàngoo ko école soo demee nga ne nu ñuy monter nii ñu won la ko ba mu jeex tag nga am ci xam-xam mais bëgguñu loolu powum taat la ñuy xool lu vulgaire la ñuy xool lu ñàkk fayda la ñuy xool jëmlewuñu fenn ñun nag société bi tey ñun ñooy dem di leen may doole parce que ñun ñooy dem di leen seetaan yi yaakaar naa ni kenn du romb poubelle mbalit dem di naan damay jël mbalit bi pour yóbbu ko sama kër donc nañu jàpp pervertir yooyu ñuy seetaan fële amaana ñi ngi jël mbalit di ko dugal ci seen biir esprit ci seen biir éducation je rappelle ñi ngi ak Tange moom ni ma ko waxee ci milieu showbiz bi la nekk daanaka xam na ci lu bëri mais yow Tange bëggoon naa nga wax ci encadrement bi parce que tamit est-ce que ñu mel ne yéen ñi nga xam ne si da ngeen def ay da ngeen di encadrer mineurs yi comme ni nga ko waxee léegi mais si da ngeen a xaw a néew tuuti ci milieu bi ku mel ne yow koo xam ne si ni tey dina mën a encadrer benn xale bu doon soog a jóg tey. waaw xam nga tey wàllu encadrement bi nga wax man tey mën naa ne encadré naa fi ay nit yu bëri. conseillé naa fi ay nit yu bëri. maanaam loo xamante ni ci suuf la. mais nit ki aussi ñoo xam ni ñu koy defee c'est da nga xam ni dañuy am professionnalisme. voilà nit ki aussi pour nga encadrer ko foog mu jox nangu nga encadrer ko. volonté personnelle daf ciy am. parce que man tey su may dugg ci dara xaw ma ko wala ma jëm ci dara xaw ma ko dinaa xool koo xamante ni xam-xamam màcc na ci ma dem ci moom dénk ko sama bopp ci ay conseils man tey Tange maa ngi wax ci télé yi maa ngi wax ci rajo yi les gens croient que je suis seul je ne suis pas seul am na ñu may encadrer j'ai des spécialistes en communication des spécialistes en marketing yoo xamante ni ñu ngi partout à travers le monde lépp lu ma war a jóg defi ji ko dam ciy wax ak ñoom ñu conseillé ma ñu ne ma waxeel nii defeel nii su ma waxee ba pare ñu suivre ko ñëw ñu ne ma seetaan nañ la ba pare déglu nañ la waxee nga fii baax na bul wax fii bul dugg fii bul wax ci lii defal ci lii suñu toogee ba benn jamono ñu ne ma jamono ji wax nga li nga waroon wax bul nangul benn interview kenn toogal bul waxati dara te pourtant maa ngi leen di suivre donc ñoom aussi noonu la ñu war a def aussi li nga wax dafa am tey maanaam ñu mel ni Tange dafa néew ci réew mi xam nga du ma tàyyi di ko wax dafa am ñaari baat yoo xamante ni Youssou Ndour da ko way ci album et ça m'a beaucoup marqué ku ragal a wéet bul fëgg buntu dëgg ndaxte dina néew ñi la fay fekk parce que dëgg moo métti Wolof Njaay nee na dëgg kaani la kooko tuuf mu toxoñu ma ne Youssou Ndour ne ku ragal wéet bul fëgg buntu dëgg ndaxte moom bi muy way loolu xam na ni ñi ñemee dëgg barewul donc yow soo ko fëggee dina néew ñi la ciy fekk beneen ba ca topp mun la su jóge rek doon taxa doon xarit kon ndox du togg jën jóge rek ñi jógante nii chaque jour nga ne sama xarit la ndox du tëgg jën tey kenn xameetul kan mooy sa xarit kenn xameetul kan mooy sa noonu nit day xëy si yow di fanaan ak yow di yeew ak yow alors que benn plan la am mooy xool ni muy goree sa tànk wala nu muy goree sa baat donc dootoo xamee kan mooy kii wala kan moo dul kii dafa dem ba Sénégal doon benn société boo xamante ni nit ñi dañu commencé ragal man sama bopp damay tiit parfois da ngay ragal nit da lay woo sax wax ak yow nga ragal parce que yooyu moo ko indi su demee ba mbonte bi ëpp lu mbaax li maanaam ragal day am te loolu yaakaar naa du suñu société ñun du suñu culture du suñu aada du suñu moral du suñu valeur parce que on est né au Sénégal ay musulmans lañu ay jullit lañu mooy li may wax souvent rek ku ci jóg di waatee Serigne Touba ku ci jóg di waatee Alaaji Malick ku ci jóg di waatee Mame Baye lañ mais est-ce que ñoom dinañu jël benn 5 minutes ci seen journée ñu xalaat jëf yi fi Serigne Touba bàyyi Alaaji Malick Mame Baye wala Baye Niass ci làmmiñ bi la yem ndaxte ku ci nekk su ko doon def rek yaakaar naa ni di nga amaat tuuti lu lay conscientiser nga dellu soit fi nga nekk Serigne Touba dafa liggéey ba fu dara nekkul yàlla fay ko Alaaji Malick ba tey ji moo tax tey seen i sëtaat yi sax fu ñu dem ñu jox leen cër donc ñooñu nañuy delloo cër gi ki leen may loolu donc pour man ña fiy wax dëgg ak ja ñemee dëgg moo néew ndaxte Sénégal da ngay wax dëgg sax ñun la si yow ñemee nga dëgg de wàññil dëgg bi donc on pousse les gens à aller vers le mensonge nit kuy wax dëgg yàlla ne dëgg maa ko moom te su doon sama sago ñuy wax dëgg d'accord toute vérité n'est pas bonne à dire mais su boobaa na nga abstenir noppi xam nga soo demee ba gis dëgg mu leer na la ko mënoo wax dëgg bi kon noppil bul wax leneen mais da ngay gis koo xamante ni gis na dëgg nangul wax dëgg pare mu bëgg a indi leneen safaan ba pour ko wax ko foofu nag ça devient pire ñaar moo am man su ma gisee dëgg
dama koy wax su dee dëgg boo xamante ni nag dëgg bii day yàq je préfère m'abstenir du ma ci wax dama ciy maandu du ma ci juger du ma ci waxante leneen. donc loolu moo fi manqué nañ delluwaat xel yi conscientiser waat suñu bopp. d'accord mi ngi noonu dañuy dem ci dernier point bi muy l'affaire Hiba Thiam Hiba Thiam bon si lié showbiz bi la ak jet setter et puis bëgg nañ xam aussi lan mooy jet setter dëgg jet setter gars yi dañuy wax moo bi nii est-ce que mën nga si ñëw ba pare après ñu ñëw ci li nga xam si moom moo fa am ak drogue bi ñuy wax ci milieu showbiz bi tamit loolu garaaw la. waa quant à affaire Hiba Thiam comme je l'avais dit actuellement lenn rek laa ciy mën a wax xale bi ñàkk ba kanam doomu Sénégal la sénégalaise la ay waajuram ay sénégalaise lañu ñàkk na bakkanam yàlla mooy sàkk nit mooy jël bakkan nit yàlla mi ko fi indi woon moo ko jël di ko ñaanal yàlla fa mu nekk gënal ko fi mu jóge yàlla xare ko aljanna firdawsi yi gën a kawe di ko jaale mbokkam yépp affaire u jet setter nag wala jet setter Sénégal dañoo am habitude di ko utiliser mais xamuñu moo bi lu mu tekki un jet setter c'est quelqu'un qui aime la belle vie c'est quelqu'un qui est friqué c'est un milliardaire koo xamante ni ce sont des hommes d'affaires parfois dañuy sonn nga yor sa jet privé yor sa lépp nga xamante ni da nga ko gaaree da ngay bës bouton léegi nga génn dem yéeg ca soxlawoo visa soxlawoo passeport diplomatique soxlawoo dara su ma bëggee ndekkee Amérique ma ndekkee Amérique su ma bëggee añee ji Gabon ma añee ji Gabon su ma xëyee suba bëgg a nekk Chine ma nekk Chine loolu mooy jet setter nekk ci boîte de nuit ñoo xamante ni bon seen vie c'est la belle vie luxe moo leen neex truc consort loolu mooy jet setter mais tey comme ni ma ko waxee keroog soo ko doon wàññi Sénégal matuñu ñaar tey ku mel ni Diania Ndiaye mën nañ ko tuddee jet setter parce qu'il connaît le milieu moderne mën naa ko citer ku mel ni Yérim Sow tey mën nañ ko citer un jet setter mais ginnaaw ñooñu mënuma citer keneen jet setter ña nekk ci almadi bi parce que koo xamante ni sooy génn da ngay ñaan passe ñu bëgg la wax jet setter wala koo xamante ni verre bi ngay naan soo duggee boîte da ngay xaar ñoom offrir la ko ñu bëgg la tuddee jet setter dañuy nax suñu bopp donc ñooñu ay épicuriens lañu wàllu drogue bi tamit lañ ci waxoon drogue jaa ngi Sénégal ñu ngi koy jëfandikoo parce que utilisation moo indi tey ji nañu xool nuñ koy xeexee ba mu jógee fii te kooku ñan ñoo koy xeex ñun ñi yàlla dénk information ñun ñu yàlla dénk sensibilisation lépp loo xamante ni gis nañ que lii day yàq suñu jeunesse lii daf ñuy pervertir ndaxte du su doon lu baax kenn du ko trafiqué di nëbb su doon lu baax kenn du ci jàpp nit di ko daan di ko tëj kaso donc ngalawaay du lu baax mais mi ngi ci suñu réew ndaxte def na fi ay jéye yu dul jeex ndaxte balaa ma koy wax yaakaar naa ni Moustapha Cissé Lo moo njëkk a taxaw en pleine plénière assemblée nationale taxaw signalé ko te Moustapha Cissé Lo du ku ndaw ci Sénégal kilifa la donc lu fi nekk la mais quant à affaire bi nu mu nekkee woon ak nu mu demee jamono ji fi mu toll toute chose boo xamante ni c'est pendant devant la justice on n'a plus le droit d'en parler dañuy bàyyi ba enquêteurs yi pare bàyyi ba juge jël décision lu mu ci décide nag boobaa on est libre de commentaire mais pour le moment comme ñële ñu ngi mandat de dépôt rek nañ toog xaar ba juge bi décidé. d'accord ato looy tàggatoo. bon di la gërëm di la sant di ñaanalaat adduna bi yëpp laay ñaanal. pandémie bi fi wàcc yal nañu ko suñu borom bi jëlal fépp ci adduna bi képp kuy dox ci suuf yàlla musal la ci. ñu respecter mesures de sécurité yi ña jot a nekk en quarantaine yàlla def ñu gaaw leen faj ñu wér kenn bañ ci ñàkk bakkanam ñaari kaawu décès yu ñu Sénégal am yàlla yamaleel ko foofu ba nga xamante ni keneen du ci ñàkk bakkanam ñu respecter mesure de prévention yi maanaam distance su 1 mètre di raxas suñuy loxo ak gel antiseptique yi suñ ko amul tamit ñu jëfandikoo saabu ordinaire di ko raxas moytu dajaloo yi parce que suñu demee ba tere ay julli gisuma lu gën a fort julli ci àdduna muy musulman muy rassemblement en église kon na sénégalais yi amaat beneen maturité lépp lu ñu leen tere rek terew ñu leen ko parce que dañ leen ko teree arrêté yi préfet yi di jël du ñoom ñoo ko jël ay tënk la yoo xamante ni coronavirus moo tax ñu jël ko di ñaanal ñëpp jàmm di ñaanal suñu gaal 24 jëm ca kaw ca kanam. acca mi ngi noonu ñu ngi lay jaajëfal bu baax Tange Tandian la ñu àndaloon tey doon waxtaan bu am solo boobu jëm ci wàllu Covid 19 ak le milieu showbiz ñu ngi leen di jaajëfal di leen jox dig daje suba ak beneen invité jaa ngeen jëf.